est la toute nouvelle émission de la radio Sunu Keur et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunu Keur Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunu Keur Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunu Keur. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunu Keur ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunu Keur moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la lumière nationale. Di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax nan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunu Keur compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype Radio Sunu Keur. L'info autrement du fenn fudul fii si Sunu Keur ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo mu gënal. ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai c'est comme
ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sunu mbokk auditeurs yi ñu déglu yéen a ngi en direct seen émission l'info autrement tey ji nag di mardi le 21 septembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat fii ci beneen émission l'info autrement fas yéene faram fàcce mais aussi fas yéene waxtaane sunu xalaat ak sunu vision ci les faits saillants du jour. Soxna Rama Diagne dafa xaw a tawat may continuer di sàkku mbokk auditeurs yëpp yi ñuy déglu ñu ko xam ñu ñaanal ko yàlla may ko wér ndax mu dellu si waat di ànd ak ñun moom mi nga xam ne fàttewul ñi feebar ñi nekk ci hôpitaux yi mais aussi fàttewul ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci prison yi fàttewul ñi nga xamante ne ñoo nekk ci mbënd mi ak ñi nga xamante ne ay góorgóorlu lañu saa su nekk buy nuyoo daanaka loolu lay nuyoo ngir ñu bañ leen a fàtte ngir ñu mën a sawar ci di dimbalante te yàlla rek tax yàlla na ko sunu borom may wér ba mu dellu si ci jàmm maa ngi yónnanteeg ay moom message ci suba mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp xam naa si kanam dinañu dalal Ilimaan mu indil ñu li nga xamante ne moom moo xew foofu ca Kaolack waaye aussi dinañu dalal Matar Diouf mu nekk foofu ca Fatick bu ko defee aussi la fa nekk aussi ci information ñu indi ko ñu faram fàccee ko may nuyu mbokk auditeurs yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci Europe ñi nekk Amérique ak ñi nekk partout dans le monde ñi nekk fii ci Sud Amérique Brésil Argentine ñu leen di nuyu di leen baalu ak di leen baal di leen ñaanal jàmm aussi di ko ñaanal seen njaboot démb bi ñuy tàkkalikoo sax ndeysaan dafa am sama yaay bu ma woo di ma wax ne bi may tàqalikoo di wax ne maa tey waaw rafetlu ko bëggul may wax loolu ma koy tuub di ko jéggalu moo tax ma xalaat ne bu ma ñëwee aussi dinaa ko jéggalu sunu mbokk auditeurs yi nii déglu yëpp xam nga gaalu njóobeen moom du teer li ñu koy waxee waaw moo tax émission bu am solo la ñu def démb di fàttali wante mais à la fin sous le coup de l'émotion au lieu ñu ne képp ku fi dégg loola naqari nga baal ñu ñoo ko fi dégg loola naqari ñoo tey yi fu njaayeen dëgg lañ def démb donc ñu ngi koy tuubal ñëpp di ko jéggalu di leen baalu ak xam nga réew mi fi mu toll fàttalente rek moo ñu war fàttalente ba tey moom moo ñu war ndax sunu passage ci suuf ci àdduna bi dafa am benn empreinte indélébile boo xam ne moom nga fiy bàyyi soit sa diggante ak nit ñi nga koy bàyyee soit sa diggante ak say mbokk yi la jege nga koy bàyyee mais soit aussi di nga fi bàyyi empreinte boo xamante ne soit dañ la koy rafetlul wala ñu ñaawlul la ko te réew mi fu mu toll ne dafa metti goo xamante ne maa ngi jot sax benn fichier buñ ma partagé boo xamante ne sama benn xarit bu nekk ca Thiès région de Thiès ñu koy wax Adjuma Ka moo ma ko yónnee ci suba mu nekk un fichier très instructif boo xamante ne boo ko xoolee da ngay comprendre lu bari ci àdduna bi moo tax jàng du wees waaw ñun ci li ñuy waxtaan sax di ko partager dañ ciy jàngat intervention yi nga xamante ne moom la nit ñi di am tamit di ko participer dañu ciy jàngat àdduna bi lépp jàng la boo yeewoo suba ba ngoon te jànguloo dara mooy perte nga une journée entière
xale yu ndaw yi ngay yeewu sax di jàkkaarloog ñoom da ngay jàng ci ñoom ndax dina la jàngal na yow kat fii nga tolloon waaye bi nga tollee fii li la manqué tey am na lenn loo xamante ne ci moment bii lañ la ko waroon inculquer mu dugg sa bopp wala mu doon habitude bu baax nga màggee ko kon yow sa cër la nga jéem koo def ci xale boobu loolu mooy empreinte boo xamante ne yow sa wàllu bopp da nga koy def ci xale boobu moom moo lay pousser nga xam ne comme que yow fii nekkoon nga fi war nga koo defal ci xale bi loolu c'est à tous les niveaux maanaam li nga bëgg ni nga bëgg ñu teralee la ko noonu ngay teralee nit ñi ni nga bëgg ñu yëgee la ko noonu ngay yëgee nit ñi ni nga bëgg boo nekkoon dans le besoin ñu jàppale la noonu ngay jàppale nit ñi loolu moo waral ñu ne tout ce que nous touchons nous y laissons des empreintes waaw soit day nekk ay empreintes yoo xamante ne nii ku ko xool rafetlu ko wala ku ko xool du ko rafetlu waaw loolu moo tax sunu relation ak nit ñi li ñu war a def mooy fexe ba ñun bis bu ñu nekk rek ñu laal dundu nit mais laal ko positivement yokk ko maanaam bàyyi ci sunu identité ba nga xam ne bu ëllëgee ñoom dinañu mën a seede ne ndegam sunu loxo yi mooy seede sunu bakkan yi di seede parce que dañu ne bis bu ñu demee bu ëllëgee sunu làmmiñ yi dootul seedeeti quoi bu boobaa loxo yi mooy wax fu mu demoon tànk yi mooy wax fu muy demoon donc ñun war nañoo fexe aussi ba nit ñi seede empreinte boo xamante ne bàyyi nañ ko ci ñoom parce que adduna bi bala muy gën a am njariñ dëgg mooy bu fekkee fexe nañu ba dimbali sunu morom ba fexe sunu morom bég ba comme li nga xamante ne noonu lañ koy defee dans les réseaux sociaux ah billahi mooy ku ci nekk yaa ngi seet chaque jour nooy empoisonné sa vie wu morom loolu la laay fër di def ñoom xam nga bu njëkk ba ki ngay ameel bàkkaar mooy ki nga dëkkal yàlla di la digal ngay muñ di jéggale boobu ñi nga dëkkal ñooñu ngay yàq seen vie maanaam ñooñu ngay def ay bàkkaar waaye léegi bàkkaar yi dafa dem ba nga xamante ne yow da ngay yeewu nit nekk à des centaines de kilomètres des milliers de kilomètres ngay empoisonner seen vie bis bu ne soit nga leen di wan vie boo xamante ne yow dunduloo ko soit nga leen di ngay yeewu di leen defal ay audio ak WhatsApp yeeg Imo yeeg ñi nekk ci groupe yi léegi ba nga xam ne léegi nit ñi dañoo mel ni dañoo dëkkandoo nit ñi dañoo dëkk léegi nit ñi nag dëkk bi ñu dëkk réseaux sociaux yi dafa dem beneen dëkkin boo xam ne dañ ko am na ñoo xam ne bu ñu yeewoo ci groupe yi chaque jour ñu ngi seet naka la ñuy def rek ba empoisonné vie wu nit maa ngi nuyu sama xarit Adjuma Ka mu ngi may def signe ne ma mu ngi may déglu waaw yaa ma yónnee benn fichier bu am njariñ ci laay waxtaan ci laay def tey sama waxtaan ndax dama cee jàng te daf maa inspiré monde bi dem ba léegi nekk un petit village ci groupe yi soo yeewoo rek am na ñoo xam ne bis bu nekk ñu ngi empoisonné seen vie wu morom mooy rendre vie wu keneen koo xam ne ñoom ñoo bokk groupe bi misérable à travers des écrits à travers des images à travers des audios à travers des photos yoo xamante ne sax da ngay wane ne yow da nga kontaan alors que jublu ci woo ci lu ci leneen lu yaakaar ne yaa ngi tàngal xolu nit di ci amaat beneen bàkkaar mooy maanaam léegi bàkkaar yi dafa jéggi les frontières yàlla xam na ko alors que li ñu waroon def mooy bis bu nekk ñu fexe ba bégal nit bis bu nekk ñu fexe ba dimbali nit waaw bis bu nekk ñu fexe ba sedal xolu nit maanaam ci coono bu mu amoon ñu teggil ko réseaux sociaux yi mënoon nañu defal loolu nit mënoon na nit yeewu comme ni nga xamante ni nit day yeewu di dajale ay bàkkaar di seet kan lay tàngal xolom nit mënoon na yeewu tey di seet bis bu nekk kan lay bégal yàlla xam na ko bis bu nekk yaa ngi nekk ci benn groupe bis bu nekk nga seet naka nga leen di bégalee yaa ngi yore sa page Facebook na nga fexe bis bu nekk naka ngay bégalee ñi lay suivre mais ay gaaruwaale ngay gis ak ay ñii di dem di abbu oto jàmbur di ci taxaw di photo pour defe ne pour wane ne réussir nañu
ñii di wane dugal ay photo di wane ay connaissance ay personnalité lu ñu xam te yooyu yëpp boo ko seetloo xam nga mooy lan dafa mel ni ngay yëy ngelaw sa biir gémmiñ rek di wane ne yaa ngi lekk doo musu suur te sa ngaam dina dajjeeku loolu rek lay nuru yow oto bi moomoo ko waa ji ngay fotowuloo xamuloo ko dimbaliwu la da nga ñaan rek est-ce que mën naa fotow ak yow ngay wane ay connaissance yoo am parce que yaakaar nga ne yow sa ennemi yi da nga leen wan ne yow yaa ngi réussir am na ñoo xam ne loolu rek la ñuy cultiver du matin au soir di dem ci profilu nit ñi bindanteeg ñoom rek pour wane ñeneen ne xamante nañu alors que yàlla li tax bi mu ñu bindee ba noppi def ñu wuute def ñu ay góor ak jigéen def ñu ay xeet pour ñu tolérer wante la pour ñuy tolérer wante bi mu ñu defee ay communauté pour ñu dimbali wante la waaw ndax fichier bi mu ma yónnee mu ne ma mu ngi ne les rivières ne boivent pas de leurs eaux mooy maanaam deexu rivières yi maanaam nekkul ndox bi ñu yore ñoom du pour ñoom garab yi fruits yi ñuy defar du pour ñoom doo gis mukk garab mu defar fruit ba pare moom moo koy lekkaat su demee ba nit ñi wuttuñu ko sax moom da koy sànni ci suuf bu ko defee yeneen xeet yi nga xamante ne mënuñoo yegg ci garab gi fekk fruit bi lekk ko soleil bi briller wul pour boppam yàlla daf koo bind pour muy briller pour ñun yàlla da koo bind pour mu ñuy jox tàngaay bu ñu seddee yàlla da koo bind pour mu ñuy leeral donc lépp li nga xam ne yàlla da koo bind yàlla da koo créer pour que muy jariñ yeneen créatures yi lépp yàlla daf koo bind muy jariñ yeneen créatures yi garab bi lay defal shade ombre defalu ko boppam mu ngi koy defal ki ci suufam ñun nag ñu bëgg ñun saa yu ñu xëyee ñun au lieu ñu jéem a jariñ ay nit ñun dañuy seet léegi naka la ñuy yokkee ñun suñu xol bu tàng bi naka lañ koy yóbboo ci keneen loolu moo nekkoon sama waxtaan démb c'est une coïncidence je ne pouvais pas me faire comprendre mais li ma doon waxtaane démb mooy sëriñ si gën a am yërmande ci taalibe yi ndeysaan loolu laa doon waxtaane sëriñ si yow leer la ne le yàlla rek moo tax nit ñi di jël seen koppar yi niy ñaq nga toog fi nga toog mënoo faa bouger mënuloo defal sa bopp dara ñu ñëw ay kilomètres ñëw di la ko jox di la ko teral ba doo manqué courant doo manqué ndox doo xiif oto bu gën a rafet ñu ne yow la ñu koy jox ñooñu bu réew mi doxulee yow yaa war a njëkk a doon seen kaas ñiy kaas yow yaa war a doon kii njëkk a kaas maanaam bu ñu doon marché sax yow yaa war a jiite marché bi yaa ko war a jiite mais non nit ñi dañuy am coono ne dañu koy seet yow ngay seet naka nga leen di dëfalee te doo leen jox dépense doo leen may xaalis wala ñi ngay may xaalis mooy sa entourage immédiat bi la gën a jege loolu service bi nga war a joxe tollul ci dimension de reconnaissance bi la nit ñi jox toll fa te foofu la ñu war a toll nag dimension de reconnaissance bi la nit ñi jox yow sa dimbali nit ñi foofu la war a toll politiciens yi la même chose koo xamante ne dañu la fekk sa ay morom nga ñëw di yalwaan nit ñi ne leen votel leen ma maay changer seen situation ba ñu jël la teg la fa ngay dem di faju ji bitim réew bàyyi sa waa réew di feebar kooku defuloo maanaam kooku rendre-loo à César ce qui appartient à César defuloo ko ndax yow ñëpp a yamoon ñu jël la léegi yóbbu la ci benn niveau boo xamante ne yow sa oto buy jàll sax gars yi taxaw ne bàyyi leen ko moom priorité am moom day régler suñuy ay mbir nañu ko bàyyi mu jàll ñu teg la ci position boobu léegi nag ñooñu ñu jël jox leen ay reconnaissance yu doy waar ñoom ñoo lënkaloo ca kaw nit ñi di defalante ay teraanga di jàppalante ba pare fàtte nit ñi nga xamante ne ñoo leen fa teg ama ni loolu yëfu saay-saay la ak koo mën a loolu ku koy def ku ne yëfu saay-saay ngay def loolu mooy yëfu saay-saay ndax yàlla diglewu ko ay nit ñoo la reconnaître teg la ci dimension bu rëy
kii dañu koo fal à travers des élections kii ñu jox ko cër ndax position bi mu féete ñoom ñaar nag ñu booloo lëkkaloo ca kaw ku leen laal ñu ne bul laal kii koo ci laal nag ñoom ñaar keneen ki ñëw utiliser doole bi mu am défendre la ñu bàyyi nit ñi ñuy dee di xiif di sonn dafa mel ni dañu nekk ci benn expérimentation boo xam ne dañu bëgg a seet nit ki buy souffrir ñaata temps lay mën a souffrir quoi doog a dee dafa mel ni expérimentation boo ko dee seet sunu pays africains yi nga koy seetee quoi sunu réew yi am na benn groupe boo xamante ne waa Nigéria yi ñoo ci nekk ak waa Ghana yi mooy maanaam ceux qui parlent anglais ñi nga xamante ne ñoom anglais la ñuy làkk dama bokk ci groupe boobu mais boo leen déggee li ñuy yàq seen ñi jiite seen église yi li ñu leen di yàq ak li ñuy def ma ne ko lii c'est la photocopie conforme de ce qui se passe au Sénégal ñoo xam ne xoolal nit ñi ñooy cotiser jëndal seen prêtres yi hélicoptère ñuy wër ci ay églises yi à travers dans la sous-région ci seen églises yi waaye ñooñu duñu xeexal peuple bi xam nga loolu moo tax gars yi di wax ne la religion c'est l'opium du peuple parce que bu fekkee ne am na ñoo xamante ne philosophie bi ñu am mooy soo doonee président wala nga doon kilifa rek yàlla moo la ko teg donc kenn warulaa xeex mais bu doon loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee Màkka dafa fekk ay kilifa mais bu ko kilifa yi bëggee faagaagal da leen fa jële parce que koo xamante ne da ngay wut lu dul la paix dafa ne religion islam wala jàmm mooy wut jàmm rek ba condition bu ñu la teg nga nangu ko dafa mel ni xamuloo l'histoire du prophète ñoom bi ñu leen sonalee dañ daan kojaate di nangu ko alalu nit ñi ndax ñoom fu ñu positionné woon ku fay traversé te doon seen noon ñu indil la ay problème comme ñoom niñ leen doon indilee problème Màkka œil pour œil dent pour dent xanaa nit nag booy toog ñu lay jox ay koppar sa doom du am problème yow sa doom police du ko arrêté sa doom bu naree manqué luyaa sax ñeneen kii ko sunu sëriñ si noonu la ñu mel ci réew mi xanaa nag wax dëgg yàlla bu ceeb bi yokkoo wala diwliñ bi yokku wala essence bi yokku wala taw bi dugg seen kër yi gars yi amuñu fu ñuy fanaan xanaa nag gars yi génn wax ci nag waaye non bu gars yi kaasee ñu ne leen bu kenn kaas na ngeen noppi te ñoom manqué wuñu dara ñoom bu ñu manqué woon dara moo tax fu mu toll ni ku ci nekk na nga seet jaamu yàlla mën nga ko def fu nekk mën nga dimbali jaamu yàlla yi nekk ci Sénégal bi te amuñu sa mbokk yi sa voisin yi jéem leen seet impact bu positif bu ngeen di jàppalante seen biir parce que vous êtes laissé à vous-même ngeen dimbali wante ni garab gi di defaree ay fruits di dimbale ay nit ñi di ci lekk mala yi di ci lekk bëy yi di ci lekk xar yi di ci lekk moom faaw ñu suivre règle bi nga xamante ne la nature moo nu ko wan faaw ñu suivre ko maanaam di dimbalante suñu biir xam ne situation bi tar na tar boo xamante ne bu ñu dimbalantee suñu biir yàlla mën ñoo sax defal ay tuyaaba mais boo defee ne yow boo jëlee sa alal bi nga yore yëpp nga jox ko sëriñ bi jox njabootam sëriñ yi seen njaboot yi rek lañ koy dugal fa lañ koy dugal parce que yàgg naa lañ ko fi wax dama ne sunu sëriñ su mag si nga xam ne ñoo tànn yoon yi fi nekk dañoo yoroon ay université yi mooy daara yi ba pare ñu yore ay champ mooy liggéeyukaay yi dañuy jàngal nit ñi alxuraan ak xam-xam ba pare ñuy liggéey li ñuy lekk di dund lu sell nga gis nag mbirum yàlla bi day dugg ci ñoom rapidement mais pourquoi ay démb ñu doon am ay nitu kéemaan ay nit ñu baax te léegi amatuñu ko gars yi li ñuy lekk moo baaxul ku ci nekk ñu ngi lay jox ay alal ay addiye nga yore ay oto ñii ndax dañoo jóge seen dëkku bàyyi ñëw dëkk biir Dakar di toilette ñii di musóoru ñii di makiyaasu ñii di jaay taar ñu leen di jox ay alal ñu koy coob amatuñu xam-xam bu ñuy wax rek gars yi jàpp seen gémmiñ comme man la ñuy def
comme ñun ñi nga xam ne xamuñu dara amuñu tus comme ñun la ñu mel léegi mënatoo leen différencier ak laayfeur yi te pourtant ñooñu ñoo leen di jox ay conseils ngeen di votel diw ak diw ak diw pourquoi mu leen di wax ngeen votel diw ak diw ak diw parce que diw ak diw am na lu muy dil ak ñoom ci kaw ñoom seen affaire di baax ak seeni doom yéen seen affaire du baax ngeen ñàkk fayda seen conscience di jéem a setlu alors que setul da ngeen di nax seen bopp rek da ngeen mel ni kuy yëy ngelaw ngeen mel alors que ki ngeen di dendel soxla na ngeen mën koo dimbaliwu leen ko ñoom seen doom yi rek la ñuy defar ku ci yorul daara wax naa fi ne ku fi yorul daara yoruloo ay tool li fi mag ñi bàyyi woon da naxaate kat kese la seen doom yi rek la ñuy defar seen doom yëpp ay buzzman lañu ay buzzman ay people man ñoom ñooy dem doxaan xale yu tooy yi nekk ci télévision yi di def buzz wala sama benn xarit nee na ma soo li tax jigéen ñi di rey seen bopp boo leen waxee kaay liggéey ci média bi sax même for free dañuy ñëw parce que fa ngay build be ay contact te doomu sëriñ sii ak doomu ministre yi di sàcc yi ñooñu rek ñoo leen di jël di def ak ñoom buzz ñoom rek ñoo leen di jël di def ñoom ay buzz yéen ngeen bàyyi seen yaay ak seen papa yi di jël seen alal yi di ko jox ay nit defe ne ñoom dañ leen di ñaanal luñ leen tus ñoom ak ñiy nekk ci réew mi ñoo bokk ñooy tas réew mi parce que ñoom ñooy défendrante saa yu ngeen leen jekkoo ñu ne leen noppi leen bàyyi leen yéen nag kañ la seen affaire di baax nañu àndandoo jàppalante suñu biir waay gars yi man li ma waxoon démb du ma ci teggi tarfatal ay ni parce que lu ma gëm la parce que gëm naa ne dañoo wàcc yoon gëm naa ne dimbali bu ñu war a defante defuñu ko waaw léegi nag koo xamante ne moom dalay li ngeen bokk ressource réew mi ngeen bokk privilège yi ngeen bokk l'islam teralante bi mu ñu dig ak fonkante bi mu ñu dig koo xamante ne loolu yëgu ko asa morom kooku trahir la du ko jariñ du ko wàññi dara ku lay sàcc mën na laa rey ku lay fen mën na laa empoisonné ki lay conseiller nag mooy ki la bëgg te ñun nag dañ leen di conseiller waaw ki lay raisonné xamal ne am na considération si yow waaw mais nag ki nga xamante ne aussi moo lay jàngal bëgg na nga am succès kii foow ak yow bëgg nga reetaan nga bég kooku nit ku spécial nga pour moom waaw ki nga xamante ne mooy soucier wu ci sa sécurité dégg nga kooku ku la admirer la comme ki lay nuyu rek daf laa respecté ki la respecté wul du la nuyu faaw ñu inspiré wu ci loolu ñun ñi nga xamante ne ñooy le bas peuple parce que dafa am ñoo xam ne ñoom dañuy fake maanaam li américain yi di wax you can fake it until you make it mooy maanaam ngay def semblant ne affaire yi baax na rek ba bis bu muy baax wala ba bis ba ngay yegg fi nga bëgg di jaay lu superstar rek ba un jour ba ngay nekk superstar ñu bëri ci loolu la ñu nekk mais en réalité bis bu ñu coupé génnee seen Facebook wala seen Instagram dégg nga wala ñu génn ci groupe yi ñu ngi dugg seen ruq di jooy li ñuy wone bokkul ak lii réalité bi nañu jéem a bu ñu nekkee ci groupe yi jéem leen a bëggal di bëggalante di seet kat moo soxla ñu jàppale ko mais nag waxuma koo xamante ne da nga bëgg nit ñi di la defal rek parce que am na sénégalais yoo xamante ne ñoom li ñu bëgg mooy toujours di yërëmtalu di deedeelu pour que gars yi di leen dimbali di leen jox attention nit da ngay góorgóorlu boo góorgóorloo nag ba dara doxul léegi nag nga dem nag wuti ji ndimbal nit ñi am kii ndimbal la mais boo nee na ñu ñëpp dimbalante dina am benn njaayeen boo xamante ne moom danaan tekk fi mu tekk rek nee na gars yi di koy jox mu bëgg a dund ci kaw gars yi alors que ñëpp a sonn soo amee meew dimbalil ki am cere nga am suukar dimbalil ki am meew bu jaxasee may la bu ngeen nekkee ñett nga indi sa suukar mu indi meewam kee indi cereem ngeen boole ku ci nekk lekk sa cere ak soow
loolu mooy muus mais sa dëkkandoo yore meew nga yore cere kee yore suukar nga ñëw ne da ngay jël kii bi dem jox ko sëriñ bi keneen ki tamit ñëw indi meewam sëriñ bi day boole yëpp jaxase ko naan ko te du la mosal parce que rus nañu bokk ak yow lekk gi nañu yeewu tuuti yàlla moo nu fi indi te boo amee problème bu guddee keneen nekk fa ku dul yàlla ngay waxal gars yi dañu wàcc yoonu mag ñi wàcc nañu ko te kenn ñemewu koo wax ci kaw nag gis nga li xew ci réew mi fu mu toll nii kenn ñemewu ko wax ci kaw kenn ñemewu ko gars yi ci suuf lañ koy xumtee am na ñu ma ci woo ñuy xumti quoi ñoo xamante ni ci famille religieuse yi la ñu bokk billahi barke Cheikhul Khadim yàlla xam na ko ci suuf la ñuy xumtee ñemewuñu ko boo la waxee ñu ne sunu yoon yi xam nga sunu yoon yi nii la tëddee kenn du wax mag rek mooy mag ñi ñooy wax comme dans une aristocratie la gérontocratie mag ñi ñooy wax ay mag am na ay mag yoo xam ne ñu ngi jiite ay famille religieuse xamuñu dara li xew ci àdduna bi dara xamuñu ko liy développé dans la technologie xamuñu ci tous ndax ndax ñoom duñu dem fi gars yi di dem naan ka du sàngara yi nga xam ne seen am na place yoo xam ne bu ñu leen fa dugaloon billahi doo toog ñoom fi ñuy daje ak lanu fay def non mais yooyu mënuma ko wax sax si rajo bi am na lu ma ci xam dégg nag ñooñu booy dajeek ñoom ñu lay nax di xumti xam nga Sénégal boo yoree doq rek doo wax lu bëri rek ñu ne dafa yaru quoi mais koy wax yu bëri ñu ne da nga réew waaw wala ngay exprimer say idée ñu ne da nga réew yar yu njëkk yooyu moo tax gars yi di leen nax rek léegi nag il faut que ci gestion yooyu ñu boole ci xale yi parce que xale yi kat ñooy wër xale yi ñoo tolloog ñii xale bu dajeeg mag mën na koo nax ñii ay jeunes lañu ñu ngi nax sunu mag ñi ñu toog di leen seetaan yaa xam ban tarixa nga bokk soo doonee un jeune comprendre le président ak son gouvernement ak ses politiciens là ni ñuy doxalee ak ni ñuy njuuj njaatee réew mi da nga ko war a wax ca kaw de da nga ko war a wax mag ñi nga xam ne ñoom ngeen di déglu mag ñi xam ñu ci bari xamuñu dara li xew ci réew mi xamuñu Twitter xamuñu Instagram te loolu mooy doxal àdduna léegi ma xamal leen ko ku ko xamul analphabète nga maa ko wax de ku ko xamul analphabète nga parce que ñiy doxal réew mi foofu la ñuy communiquer ak monde bi foofu la ñuy caxante fa la ñuy caxantee décision yu mag yëpp foofu lañ koy jëlee boo leen di suivre rek di nga xam suba lan la ñu nar a def sur le plan géopolitique président chinois yeeg président américain yeeg président pakistanais yeeg waa Angleterre ak waa France Emmanuel Macron mu kon mi sax chaque jour mu ngi communiquer ak peuple am ak décision yi mu war a jël ak position bi mu war a jël ci mbirum géopolitique mu ngi koy wax léegi nag nga bëgg a jiite ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi dund les nouvelles technologies de l'information et de la technologie ñu bëgg di la gérer comme dans le 15e siècle mënta ne enjeux yi duñu benn faaw ñu boole ci xale yi nag ndax famille religieuse boo dem am na ay xale yu xarañ yu fa nekk faaw ñu boole leen ci nañu bàyyi affaire yu traditionnel yii moo tax tubaab yi continuer di nuy nax dañ lay jox ay ndigal yu kenn xamul fu mu jógee teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci dara barke borom Touba yàlla xam na ko dans toutes nos familles religieuses sénégalaises nag boo fa demee yooyu moo fa xew alors que ay saay-saay ñoo ñu jiite mais loolu naka la mën a jàllee nañu jëli xale yi teg leen seen xale yu nandite yi nag laa waxuma naakal blende yi nga xam ne bu ñu gisee jeune jigéen sax commencé di lox waxuma ñooñu gars yi dugg ba génn bu jigéen sumee ko woon ba set wàcc ci seen kanam du leen yëngal loolu mooy nandite mais am ay faiblesse buñ la laalee rek nga commencé seey ba pare bëgg a jiite réew yi mënta nekk dañu war a blende nekk ay nandite
loolu mooy réalité mais defal lii amuloo xalaat te yow ñi ñuy wax ñoom ñoo lay xalaatal xamuñu liy xaw ñoo yéen ngeen di wax gars yi passé nañ ma jox la rek benn exemple gis nga amoon na ay jamono xam ne góor pire bu dëgër bu gisee jeune jigéen sax am nu mu demee léegi xale yi ñu ngi ci seen téléphone yi lu ne la ñuy gis loolu daf leen a yëngalatu leen loolu beneen mbir la mu loon nit nag di ko wax te fekk moom mu ngi zadd léegi li nga koy jéem a kilo moom xam na lu ko raw moom mu ngi seet lan moo nekk sax ci biir di wut ay extrait di xool lan mooy ci biir yow ngay nekk sur le plan superficiel kooku mun loo communiquer ak moom ki toll ak moom jamono moo mën a communiquer ak moom ay tuub di jéggalu ñëpp képp ku fi dégg lépp loo xamante ne neexu la maa ngi lay jéggalu damay dem jël ilimaan rapidement mu indil ñu li nga xamante ne moom la ñu war a indil am na sunu mbokk nag boo xamante ne dafa bëgg a participer ci émission bi dinaa ko dugal léegi moom tamit incha allah bu fekkee ilimaan pare na bu ko defee ñu mën a waxtaan bi rapidement bu soobee yàlla ilimaan salaamaaleykum. wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Dior Diop. ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu auditrice rajo municipal rajo maa ngi jéggalu de rajo suñu Kër FM nekk ci Los Angeles di leen ziar bu baax a baax di rafetlu waxtaan bi am na solo vraiment boobu léegi ñu ngi koy suivre vraiment am na solo fi nga laal foofu la parce que góom la boo xamante ne bii askan wi ñu ngi koy dund te vraiment amuñu nan lañ koy fajee vraiment bu ñu amee ñenn ñu mel ni ñëw ñu nekk ci waxukaay yi ci koy wax. vraiment dana tax nit ñi bu ñu koy déglu rek danañu xam fa la ñuy teg seen tànk vraiment Dior Diop ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni ci nga génn. jërëjëf vraiment am na solo Dior Diop. jërëjëf ñu déglu la. waaw bu ko defee dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne moom mooy xibaar yi fii nii ci diwaan bu Sine Saloum comme niñ koy faral di defee rek ci biir émission bi nga xamante ne moom mooy l'info autrement. bi la yoon nag dañuy dem ci région bu Kaffrine xam nga Kaffrine dafa bokk ci Saloum ñoom nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy béykat ya fa fare te bokk ci mouvement bi nga xamante ne moom mooy aar suñu moomel ñoom nag ni ki démb ci altine bi doon nañ def li nga xamante ne moom mooy janook taskatu xibaar yi li ko waral nag moom mooy wane seen naqar ginnaaw bi nga xamante ne bi préfet diwaan bu Maabo daal dina leen gàttal li nga xamante ne moom mooy seen dox ñaxtu bi nga xamante ne bëggoon nañ ko faa def li ni mel nag déposé woon nañ lu tolloog juróom-benn yoon ay doxu ñaxtu yi nga xamante ne bëggoon nañ ko faa def préfet diwaan bi daal di ko gàntal ñu bëggoon nag ñaxtu li nga xamante ne moom mooy jiw bi nga xamante ne day yéex a ñëw bu ñëwee du baax waaye tam engrais bi nga xamante ne day yéex a ñëw daanaka buy ñëw day fekk nawet bi sori loolu lépp muy nekk gàllankoor si li nga xamante ne moom mooy nawet bi li ni mel nag moo taxoon ñu bëgg a def seen doxu ñaxtu boobu looloo waral nag ki nga xamante ne moom mooy Eliman jegal micro bi dafay sori des fois. waaw loolu waral loolu nga xamante ne moom mooy préfet diwaan bi daal di leen ko gàntal ñoom nag loolu nag métti leen trop moo waral loolu ñu def janook taskaru xibaar Basirou Ba moom mooy président mouvement aar suñu moomel moom daal dina addu wax rek ci li nga xamante ne moom mooy seen naqar dañu àndandoo teewlu Basirou Ba ci micro suñu Kër FM. ay taalibe lañu moo tax mu yàpp ñu parce que nee na nawlawul ku jàng diine effectivement du moom la ñuy jàmmaar la waaye lii nga xam ne moo ñu naqare di jiw wi di engrais bi amul képp ku koy kale ñu am ak yow affaire man dama dégg président barki démb rek mu dem ci benn cérémonie bii nga xam ne waa OFNAC ñoo ko doon def mu ne nañ dooleel OFNAC te ñun ñëpp am nañ ci wàll pour jàppale ko ma yaakaar na kon ay ndawam bu nekkee ci ay gox ay ndaw yu mel ni aar suñu moomel di wane làmbatuwul de di wane ñu koy gis kon dañ ko waroon jàppale léegi laaj bi kay mooy moom lu tax mu bañ ne mukk dañ koo singili parce que arrondissement wam marche du fa am moom lan la xew lu mu def mooy président commission bi yemu ci de bokk mais day nekk sax di wax ay secret d'état yoo xam ne ñun saxlawuñu ko xam état bi jël responsabilité wax nee na aussi jaxase nañu ak autorité ba ñëpp a ngi suñ kaw suñ carrière moom da koy faagaal bokk yi may laaj
laaj yow président de la république fi réew mi toll jafe-jafe ak naqar yi ndax ku mel ni mérite na doon lenn lu ndaw ci kon daar dañ bëgg sous préfet bu Maabo jógee fii ci arrondissement bi waaw lu yomb la li waral réunion bi waxtaanaat defaruwaat suba ñu yóbbuwaat suñu demande jàpp bés boo xam ne dara du ko dindi lépp lu mu war nag lëkkaloo ak international dañ leen di interpréter déjà national et international RADDHO Amnesty Africa xaw ma ñëpp danañ lëkkaloo ak ñoom te bu fekkee ne am na leneen lu muy jéem a essayer bañaat Maabo ci buntu arrondissement moom la aar suñu moomel di defee ñaxtu bi. voilà jërëjëf Elimane Ka waaw dafa mel ni Elimane Ka réer nañu. Njawar maa ngi jégalu. waaw dama fayoon sama micro. waaw. kooku nekkoon ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Ba de nekk président mouvement Aar Suñu Moomel bi nga xamante ne moom moo ëmb béykat yi faree foofu noonu ci région bu Kaffrine doon addu rek ci seen naqar yi nga xamante ne ñu ngi koy am foofu noonu dañuy desandi ba tey rek ci li ni mel bi la yoon ak béykat yi faree ci diwaan boobu noonu ci département bu Mbirkilaan ñoom itam daal dinañu addu wax ci seen jafe-jafe ñu àndandoo teewlu leen. dëkk ci région Kaffrine arrondissement bi nga xamante ni mooy Maabo muy wàllu jafe-jafe engrais bi nga xamante ni jiwu yu bon yi nga xamante moom la ñuy jox moom lañ bëggoon ñu autorisé ñu pour ñu def marche ci wàllu engrais bi jiwu bi waaye dem nañ ba ci biir mbooleem këyit buñ mos a yóbbu ci sous-préfet ci laa bokk wax na man su ma fa delluwaatoo dana ma déféré damay tëj li ñuy dund métti na trop parce que buñ ne am nañ jiw dañuy wax lu leen neex ñun indi lu ñu gerte man de diiru ñaari at yi ñett déplacé wu ma sama dëkk Ndiayène Bagana dem ci commune bi ma dëkk ne maa war a jëli jiw ku ko waxoo dëgg amul parce que gerte gi jaralul ma jóg gerte gu mënul mbaxal boo ne da nga ciy def jiw da ngay wax lu la neex te gerte gi mënul mbaxal nañ waxante dëgg lu ne wax na ko même dem na ba ci wax nañ ko na ko comme wàllu sàccam juróom yi ñu ne ko kii Missirah Wadène seen maire bi li muy def mu ne kooku dafa am moyen mais ñun xamuñ moyen te loolu wax dëgg yàlla ñëpp ci waroon jàpp wàllu jafe-jafe bi ñuy dund sous-préfet jël na suñ këyit mu jël ko sànni ko dalalum ñi bi ñuy ñëw dama ko fekk biñ ko fekkee ñu nuyu ko biñ ko nuyoo ba pare mu ne ma fu ngeen am soxla ma ne ko ci yow mu ne ma du ma leen may autorisation tey du ma leen ko may ëllëg te gannaaw si tey boo fi ñëwati dama lay déféré aca dagas ci la ma wax ne jàngu leen xamu leen ay xaar ngeen Bassirou ñun baykat yi ñoo nekk ci gannaawam ku la wax loolu ñun baykat yi ñoo nekk ci gannaaw Bassirou ñun nag defaluñ dara Bassirou moom moo ñuy defal waaye du ñun ñoo ko defal defaluñ ñu dara ñun defaluñ ko dara ndax mooy jog di ñàkk temps ku ne du baykat yi waxoo dëgg ndax am nay tool mu ngi bay comme ñëpp wàllu mbayam gerte mi ni ñu koy doxalee ak engrais bi te baykat yi nee ni jotuñ ci ñun ñu jotuñ ci ndax man benn saako engrais laa xam dama dañ la sama ñaari carré yu rakk door a xam sama carré mu ñetti carré yu ma boolante door a xam saako te fukki saako engrais lijjanti naa ko bi ci ko sama tool kon buñ ne état mi ngi dimbali nit ñi dimbali wut nit ñi lii moom li ñuy dund ñi nga xam ne ñooy suñu autorité fépp foo dem ci këyit ñu ne la xamuloo dara duñ la rusuwaal duñ la def dara dañ lay wax ne ni jànguloo xamu leen duñ leen ko may ba ne tey bu ngeen ñëwee fi ngeen ñëwee fekk bu ñëwee dañ leen ay rey lii suñu autorité ñoo ñu koy def muy ñoo xamante ni ñun ay baykat lañ dëkk ci gox bi di dund ci gox bi fii man fii laa juddoo fii mbooleem loo xamante ni nit da nga koy daj dañ lu ko raw ci wàllu autorité yi ñu ñuy troxal su fekkonte ni ñoo xamante ni ñuy ragaloon dañ bañ dawee yàgg na te lépp bëgg mu baax dem na ba ne ñun lii yéen ñun ngeen koy defal mais buñ ko ñu koy defal te buñ ñëwee ñi diñu dàq diñu saaga moom moo waxoon mu ne su ngeen amati lu leen naqari ñëw leen ba fii ngeen bind jox ma tontu leen si la ko tukkaloon wax mii nag boo ñu tontu ñu dem ci média ci yàlla Njawar noonu la fa demee Njawar noonu la fa demee dégg nga noonu ma loolu ñooy béykat yi faree foofu noonu ci département bu Mbirkilaan doon addu rek ci seen naqar la ci jafe-jafe yi nga xamante ne dañ koy faral di am foofu noonu ci wàllu nawet bi jiw yi ak engrais bi ci ni mel dégg nga bu baax a baax li ñuy wax waaye dégg nga fu mu jeexalee. nee nañu nag dinañu bindaat li nga xamante ne moom mooy demande doxub ñaxtu su fekkee sous-préfet bi da leen ko gàntal ñoom danañu dem rek foofu noonu ci buntu préfecture bi daal di fa defee li nga xamante ne mooy doxub ñaxtu boobu noonu li ni mel nag xam naa ne daal kilifa yi war nañ ci teel a jóg. balaa muy indi ay jafe-jafe. mais ñoom yeexuñu koo def ndax nawet bi fu mu toll nii daanaka mu ngi ci digg bi de li ci des bareetul jiw yi li ñuy laaj ak ñaxtu gi waruñu ko woon teel a def balaa nawet bi di ñëw wala. déggoo li mu la wax mu ne la ñoom yàgg nañoo bind demande. pour ñu def marche ñaxtu. waaye def nañ lu tolloog juróom benn yoon. waaw autorisation bu ñu yóbbu dañ koy gàntal. autorisation bu ñu yóbbu dañ koy gàntal. te bii nag biñ ko dugalee ñu gàntal ko. ci la mbir mi amee nag parce que préfet bi dafa am kaddu yu ñaaw yoo xamante ne. daf leen ko teg wax na leen ko def na ba leneen ay xaar ngeen. jàngu leen. alxuraan ngeen jàng yéen ay ndongo daara ngeen xamu leen dara. ak yi loolu daal la leen wax sous-préfet bi loolu nag moom moo leen naqari. loolu waral ñu def point de presse bi loolu waral nag Njawar. ñu dalal kenn si ñoom kii bokk ci mouvement boobu di aar suñu moomeel di wuyoo si turu
Serigne Saliou Ndaw dëkk ci dëkk bu ñuy wax Saara Ndiougaare waaye itam nekk fii nii ci waaw dëkk ne di ab jàngalkatu daara nekk fii nii ci diwaanu Kaolack waaye itam nekk ci rajo municipal bu Kaolack di fi def émission doxantu ci kër diine yi dañu koy dalal rek mu dikkaat ak ñun ci mbir mi moom moo ñu ko gën a xam ñu teewlu ko Oustaz Ndaw ñu ngi lay nuyu waaw Elimane maa ngi lay ziar bu baax di siyaare sëñ Njawar Diop defe naa ñaa ngi lay ziar bu baax Diop Juba jërëjëf waaw ni nga ko waxee léegi macha allah waxtaan bi dégg nañ ko xam naa ne sa wax dëgg-dëgg moo ko mën a tënk mooy yàlla aaya mi waxee ne fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wa taba'u shahwaati fa sawfa yalqawna xayyan xam naa ne sa waxtaan lépp ci religion bi daal su ma yeboo ne ñi fi wuutu yu mag ñi ñooñu noora lañ ci mën a tënkee ni mu ko waxee lépp itam maanaam aar suñu moomeel mouvement la boo xam ne itam comme ni nga déggee baat bi aar sa moomeel xar mi sa moomeel la suuf si sa moomeel la tool bi sa moomeel la du aar suñu moomeel tam yëngatu ci wàllu mbay rek dañuy yëngatu ci wàllu suuf maanaam ñaari famille yoo xam ne dañu am takkee suuf ñu daan def suñu médiation am nañ ay kilifa yoo xam ne itam macha allah ñu ñëpp xam nañ su ko defee léeg-léeg nga gis koo xam ne baay ji dafay gaañu mag ji bëgg a jël suuf si teg sa loxo rakk yi bañ mu andi coow ñun bu boobaa dañ ciy doxo yi demee noonu su ko defee itam comme ni mu ko waxee problème bi mi ngi tàmbali ci séddale jiw ñun séddaleem jiw bi dem nañ commune bu ñuy wax Ndionik commune yi Ndionik moom maa bëggoog ñoo doon may fi préfet boobu ñuy wax nu nekk dem nañ fa séddaleem jiw moo xam ne itam ñun suñu mouvement dem nañ fa am na bërigo boo xam ne biñ ko tegee ci bascule bi dañ nañu bërigo la bërigo mooy 100 kilos biñu fa rek génn nañ ci ñaar fukki kilos yoo xam ne itam ak benn suuf la suuf kese am na boo xam ne génn nañ ci fukki kilos ak juróom-ñeent am na boo xam ne génn nañ ci 12 kilos loolu suuf la soo xam ne dafa nekkoon ci biir li nga xam ne moo di saako bi nga xam ne malgré ko loolu sax benn waxuma daal gerte gi tam boole ci amul qualité ndax man mii di wax ak yow maa ngi nekk di yore daara waaye baykat laa mag damay bay foofu damay yore nag ak lépp di sàmm man du gouvernement mosuma ko ji man li may ji mooy ji net bu wàccee danaa seet li nga xam ne moom laa mën a tànn daal di ko jenci jiw ji ko waaye loolu ñëpp ñoo ko man moo tax souvent dañuy wax ne ñun gouvernement yi bëgg mu ñu jox jiw ñun li ñu bëgg moo di nañu yombalal engrais rek ba nga xam ne baykat boo amee junni am engrais wala boo amee juróom-ñett téeméer am engrais ñun loolu lañ ko waaye ñun ñoo ko nangu préfet boobu bi ñu fa demee kerek dañoo yegg rek maa ngi koy seetlu suuru samedi la sax même moom kerek lëggiyut bi ñëwee ñu jaar ci gendarme bi fekk avant loolu la ñuy suñu membre yi ne foofu àllate nañu daal gerte gi ñu joxe suuf kese la ñu xëy samedi dem ba ñu yeggee dañoo jaar ci gendarmerie brigade Mbirkilaat ñu waxtaan waa ji Njaay la commandant Njaay bi ñu waxtaanee moom ba pare wax ko liñ bëgg yëpp ne ko gars yi dañoo bëgg dañuy séddale gerte te gerte gi baaxut ñu bëgg koo jox baykat yi ñun dañuy dem tëj seko bi mel ni am nañu problème connexion ak sunu mbokk moom sëñ Saliou nekk foofu ca di baykat nekk foofu ca Kaolack am nañu problème connexion ak ñoom xam naa du ñàkk léegi dinañu woowaat ñu mën leen a dugal damay dem jël benn mbokk mu bëgg a participer aussi moom tamit ci émission bi moom moo ñuy woo ni léegi ñu jugal ko bu ko defee mu mën a wax ci thème bi salaamaaleykum sëñ Adjuma Ka. salaamaaleykum. waaw. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziare naka waa Thiès. naan waa Thiès a ngi fi. waaw ñu déglu la ci waxtaan wi. voilà donc maa ngi lay Njawar maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay fay. vraiment di kontaan lool ci sa émission bi. jërëjëf. sunu kër FM sunu kër. vraiment di rafetlu lool wax dëgg yàlla. waaw. di la ziar bu. ñu ngi lay delloo ziar. di la ziar bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi lay delloo ziar. vraiment di kontaan aussi di ñaanal suñu mbokk moom nga xam ne mooy soxna Ramata Diagne yàlla saafara ko. amiin yaa rabbal aalamiin yaa ngi wax dafay tawat. amiin. ginnaaw loolu aussi maa ngi nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk New York nekk Rock Island nekk Boston. te ñu bëri fa ay xarit lool. yàlla defal leen jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla defal jàmm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk biti réew foofu yooyu yëpp. amiin yaa rabbal aalamiin. te ñu ngi xalaat toujours seen njaboot yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi Sénégal. amiin. vraiment Njawar maa ngi lay déglu toujours ak pertinence bi am na solo. macha allah waaye li may wax dama koy tënk rek ci ay baat yu gàtt. boo ci par rapport ak njàngat yi ma dégg sànq def nga ko muy njàngat yu am solo. mooy xam nga su fekkee ni da ngaa jur sa doom. waaw. nga yar ko
te jàngaluloo ko jur nga mbaam maanaam ku ko jot ku ne dina ko sëf parce que day yaru mais du ko boole aussi ak njàng maanaam day yaru lool waaw mooy soo toogoon léegi nga ne sama oto bi dafa tilim soo xefee léegi mooy wuti madaar mooy wuti ko raxas ko ba mu set soo xefee du la ci laaj dara wala nga toog nga ne sama tool baa ngay bëgg a tooy léegi nga gis mu toog wutali tool wallaay wala nga ne dama am soxla boori wax nguna wala Dramé Escale mu ne la xaar ma ñëw dem fa voilà parce que day ànd ak yar bu mat sëkk mais àndut ak boolewu ko ak xel mi nga xam ne moo koy tàggatal ba nga xam ne dina mën a ràññetle man kat waroon naa defal lii sama papa wala waroon naa defal lii sama yaay wallaay wala waroon naa dox lii ci njaboot yi wallaay mais su fekkee aussi jur nga sa doom aussi nga jàngal ko loo ko jur nga seytaane parce que xel mi day màgg xel mi day rëy ba nga xam ne du ko boole aussi ak bon des fois mën nga am sa licence wala master 1 master 2 mën nga am DEA wala nga am doctorat ah mais fekk amoo yar dëgg la fekk li ñuy wax yar amoo ko dëgg la ba tax da ngay gis sax ñi nga xam ne ñooy defar tooke yu mag yi àdduna nga xam ne mën nañoo rey ay doomu aadama yu bari wallaay soo doon xool tey am nañu ay doctorat wala am nañu ay njàng mu sori waaye dañ ko boolewul ak yar wallaay mais su fekkee ni nag am nga sa doom yar ko jàngal ko am nga nit donc ba tax ginnaaw bi mu jógee ci stade bu doomu aadama dafa yëgg ci niveau boo xam ne mooy niveau nité nité mooy kii niit comme li ngay def yow da ngay niit moo lay permettre ngay ràññatle lu baax ak lu bon waa lan laa war a def ak lan la warta def lan laa jomb def ak lan laa jombuta def loolu nag li la koy permettre mooy nité gi nekk ci yow nité gi war a nekk ci yow moo tax ñaari composant yooyu pour mu mën a nekk ci doomu aadama bi wallaay pour nit mën a nekk ndeysaan donc ba tax vraiment jàngat naa ci maa ngi lay déglu sànq léegi jërëjëf mun naa ni soo xoolee sax fichier bi nga doon wax noonu waaw mun naa ni kooku benn hadis la boo xam ne yonent ci yonent bi la jógee ci Buxaari la jógee alayhi wa sallam wallaay donc ba tax vraiment rafetlu naa liggéey bi ngeen di liggéey vraiment ma ci kontaan lool jërëjëf il fallait que aussi ma participer parce que wax dëgg yàlla Njawar ñoo ngi lay déglu mais yàgg ñu laa déglu aussi waaye ku baax nga daal vraiment alhamdulilah maa ngi nuyu mbokk yi nag mbokk yëpp jërëjëf waaw soxna Rama aussi maa ngi ko doon déglu waaw waaye xam naa ne moom it jàmbaar la jàmbaar macha allah yàlla ko yàlla mooy wër gaaw waaw di leen ziare ñëpp quoi wallaay di ñaan yàlla barkeel jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatullah kooku nekkoon Ajuma Diouf moom it Ajuma Ka nekk foofu ca Thiès moom tamit mu doon participer ci émission bi di wax xalaatam ci li nga xamante ne moom moo jëm ci waxtaan wi biñ doon def tey doon ko partager ak sunu mbokk auditeurs yi mais damay dem rapidement ca Fatick dalal journaliste Matar Diouf bi nga xamante ne moom moo ñuy teewal foofu mu indil ñu li nga xamante ne moom moo wàcc mooy information ca Fatick léegi la ñu pare ak sunu xarit Elimane Ka mu wax ñu li xew ca Kaolack dégg ngeen ko ñu dem ba Fatick déglu Matar salaamaaleykum Matar Diouf. maaleykum salaam Ndiawar Diop. waaw ñu ngi lay nuyu di la tatagal di la dalal ci émission l'info autrement. waaw ñoo ngi ziar bu baax di ziar waa sunu Kër FM. ñu ngi lay fay. di am mbégte bu baax di tabbi ci rajo bi di sunu Kër FM ci émission mag bi di. l'info autrement voilà. fii ci Fatick nag li ci gën a fës ci weekend bi mooy information politique. ku na xam ne fii ci réewum Sénégal ñu ngi waajal. li nga xam ne moo di élection territoriale. mu war a am ci janvier 2022. fii ci Fatick nag fi nga xam ne mooy Matar Ba moo nekk maire. mais ñu bëri nekk bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar commencé woon seen bopp. rawatina ñi nga xam ne ñooy ànd ak Birame Faye nekk DG bu ASP nekk aussi responsable politique bu Alliance Dakar ñoom nag ñoo amaloon benn meeting bu rëy wala boog benn assemblée générale bu rëy li nga xam ne moo nekkoon centre culturel ci salle de spectacle amoon na mboole bu takku parce que taw bi sax dafa yàgg ndax foogoon ne
taw bi dina leen découragé mais terewul leen daal ñoom ñëpp jotoon nañ ko ñoom daal jàpp nañ ne kii di Birame Faye daal yàlla Fatick loolu nga xam moom mairie Fatick bi la bëgg. waaw moom daal moom waxul. waxul. mais partisan. partisan yi ñoom ñoo dajaloo def loolu ñoo ne. waaw ñoomee daal ñoom am nañ droit ne Birame Faye mooy seen candidat. mooy maire bi Macky Sall occupé woon muy Gorom moom daal moom lañ ko yéene. waaw moom lañ ko yéene waaw. moom lañ ko yéene ñoom daal nee nañ mooy le candidat idéal pour Fatick. ñoom nag nee nañ ki nga xam ne mooy Birame Faye bëggutoon sax wax. wala waxagul parce que c'est un militant discipliné. ku ne xam ne président Macky Sall moo am le dernier mot pour choisir candidat coalition Benno Bokk Yaakaar. mais ñoom partisans yi nee nañ am nañ droit wax ne kii di Birame Faye mooy seen candidat. naam bu président tànnee keneen aussi ñoom dinañ topp ci bopp ndax ñoom bu nekkul loolu ñoom dañoo bokk ci coalition bi di Benno Bokk Yaakaar. buñ jógee foofu ki nga xam ne aussi mooy Pape Babacar Faye nekk PDG B2S moom dañu bokk ci parti APR moom nag ak mouvement bi di Force Tranquille moom aussi def na meeting d'investiture samedi passé moom aussi nee na candidat la ci mairie bi Fatick. moom tamit bëgg na Fatick bi. moom tamit bëgg na mairie bi. parce que nee na moom dafa seetlu ne Fatick dafa sooxe. ci côté yu bëri. moo tax moom mu ne buñ ko falee moom daal li muy njëkk a def mooy def industrie boo xam ne gone Fatick yi wala ñuy génn dem ci yeneen région yi fii lañuy Fatick la ñuy des di fa liggéey joxe na sax exemple ci géej nee na bras de fer yi mën nañ ko draguer maanaam mën koy waxaat mën nañ ko gasaat ba ay bateau mën ci ñëw ndax nee na ay jamono wala jamono yi at yi la ci ginnaaw amoon na ay bateau yoo xamante ne dañ ko ci Fatick te loolu ay nit rek ñoo ko defoon nee na aussi loolu mën nañ ko indiwaat fii ci Fatick ba léegi ci wàllu candidature yi parce que Fatick moom temps yi dafa takk ki nga xam ne mooy Seydou Faye bokk ci mouvement Fatick sama gox lëkkaloog ak parti bi di parti écologique SEV maanaam Sénégal vert moom nag moom aussi nee na candidat la moom aussi déclaré ne candidature am moom nag mu ngi basé candidature am ci li nga xam ne moom aussi da ko nemeeku nee na boobu moom dafa set ne yeg 10 ans Fatick daal avancé wul moom aussi bëgg na ci indi ay dooleem ak xalaatam su fekkee ne jox nañ ko mairie bi buñ génne ci politique ñu wax ca affaire éducation maanaam njàng ci wàllu préscolaire bi ki nga xam ne mooy Maïmouna Sissoko Khouma nekk directrice bu agence nationale de la case des tout-petits moom nag moo ñëwoon ci Fatick ni ki démb li ko taxoon jóg nag mooy jéem a xool li nga xam ne mooy taux préscolaire bu brut Fatick parce que taux bi mu ngi ko xoolee mu ngi toll 13,1% maanaam téeméeri xale yoo jël fukki ak ñetti rek tegal tuuti ñoo dem ci école préscolaire yi léegi nag moom loolu dafa tuuti bëgg na ko yokk ba yóbbu ko ci niveau national bi nga xam ne mu ngi toll ci 17,3% maanaam téeméer yoo jël fukki ak juróom-ñaar ak tegal tuuti ñoom ñu ngi dem ci école yi loolu moo tax mu ne moom lëkkaloo ak projet bi di PIPADS ñoom war nañ tabax juróomi case des tout-petits ci région bu Fatick maanaam Fatick ak commune bu Soum commune bu Wadiur commune bu Ndiob ñoom daal war nañ am li nga xam ne mooy juróomi case des tout-petits loolu yëpp pour yokk li nga xam ne mooy taux préscolaire bu brut bu région bu Fatick Njawar ak li nga ko jeexale mooy wàllu tàggat yaram ñu xuus dem ba ci commune Diarès nekk ba léegi ci département Fatick te ki nga xam ne mooy Thérèse Faye Diouf nekk directrice ak administratrice générale bu FONGIP moo fay maire mooy maire bi moom nag de mooy maire bi waaw moom nag da doon daloo terrain municipal bu bees ànd ceeg ki nga xam ne mooy Matar Ba ministre des sports mu nekkoon fête bu rëy fête boo xam ne amoon na ambiance trop parce que kii di Pape Diouf nekk leader de la génération consciente
moom ñëw na fa toroxal saytaan. ñëw na fa xumbal. xumbal ba mu neex. mu nekkoon daal seet bu am solo. ci discours yi nag ki nga xam ne mooy Thérèse Faye ak ñëpp xam ci lañ kaddu. ñoom daal ñaax nañu jeune Jaareer. waaw. pour ñu mën a toppatoo terrain boobu. jërëjëf Diouf. te aussi ñu xam ne nawetaan lañ nekk. ñu jiital li nga xam ne mooy sportivité. ak fair play. xam ne ñoo bokk dëkk ba. équipe yëpp ñoo bokk ci koñ ba. football moo leen boole football jeexee. ñoom dañuy continuer nekk doomu ndey ak doomu baay. doomu ndey ak doomu baay jërëjëf. waaw jërëjëf. loolu daal pour la première fois. sama invitation sunu Kër FM. voilà condensé actualité Fatick. may jégalu nag parce que amul élément sonore. jërëjëf amul benn problème. leer na nañ am nañu élément sonore buy jàll ci suuf ci auditeurs yi lay déglu. voilà d'accord. voilà donc ñu ngi gërëm bu baax. kooku Matar di journaliste nekk foofu ca Fatick représenté fa sunu Kër FM moo ñu doon jox information locale yi comme ni ñu koy essayé def de temps en temps jéem a occuper petit à petit localité yi pour permettre émigré yi seen wàllu bopp ku ci nekk jot information boo xam ne jóge na sa région. yàlla mën nañoo dimbali ba ñu matal région yëpp waaw ñu ngi sooxe ndànk-ndànk yàlla nañu yàlla dimbali mbokk yi xam naa li ci des bareetul de est-ce que am na kenn ku ci bëgg yokk dara waaw xam naa dañuy ñëw yemale foofu waxtaan wi di delluwaat di ñaanal soxna Rama yàlla may ko wér di gërëm Ajjuma Ka di gërëm Eliman sunu mbokk moomu Eli Ibrahim Ka nekk foofu ca Kaolack ak sunu journaliste boobu Matar Diouf di bind mais aussi di def reportage ci li xew ci Fatick moom moo ñu doon jox information yi di baalu képp koo xamante ne di jéggalu waaw képp koo xamante ne dégg nga fi lu la neexul rek ñu ngi la koy tuubal di la ko jéggalu vraiment di baalu bu baax a baax bëgguñu kenn jéppiñu mais aussi bëgguñu kenn mereñu waaye bu dëgg gi jotee rek incha allah li nga xam ne moom la ñu xalaat parce que li gën a am njariñ ci nit mooy ngay wax li nga xamante ne moom nga xalaat saa yoo koy def rek di nga maanaam c'est une thérapie quoi voilà man fu mu toll nii daanaka damay faj sama bopp soxna Absa ñu déglu la foofu te Germany Allemagne. Jawar waaw Allemagne ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di fay. sama jaañ di ko ñaanal wér. amiin yaa rabbal alamin. donc Njawar da nga ñëw tey vraiment sa introduction bi dafa am solo. yaa ngi wax ci réseaux sociaux yeeg ak lu baax liñ ci mën a defalante. wallaay. waaw parce que booy seet di nga ko résumé noonu la rek réseaux sociaux yi daf ci am ñoo xam ne dañ ci nekk suba ba ngoon jot luy naqaral ñeneen la ñuy def. wallaay loolu yàlla nañ si yàlla musal. dañu am ay nit yu ñoo xamante ne ñoom xamante nañ seen biir ñoo koy defante seen biir. noonu la ñuy defante loolu mooy seen dund. donc ku nekk day jéem a naqaral sa morom mooy li nga wax sànq da ngay wane loo xamante ne nii en fait yow leer na la ni dundoo ko. mais yow soo wéetee à ton âme et conscience di nga jooy sax parce que li nga wane nii du dëgg. dëgg la. li nga wane ni yow leer na la ni yow dundoo lii. waaw ñun au Sénégal malheureusement dañuy utiliser réseaux sociaux yi nu mu gën a négatifé. wallaay nu mu gën a négatifé lañ koy utiliser. booy seet am na njëriñ bu bëri bum ñu mën a apporter. bu rëy sax mais dañuy jël côté bi ci gën a yées côté bi ci gën a bon ñun di ko jëfandikoo. ndeysaan. loolu mooy suñu problème maa ngi dégg un jour benn waay nee na moom dafa xam ne moom mënul di jóg ay naafila guddi ay pour ci def lu baax yooyu ngay wax mu ne moom xam na boppam mënul jóg di naafila guddi wala muy woor yenn saa lu weeru koor mu ne moom wërsëgam bi ko ci yàlla may lay fas yéene di naafila ak ci jaamu yàlla yi quoi waaw mu ne moom noonu lay naafila noonu la koy defee moom parce que mënul jóg ay xaaju guddi di naafila wala muy woor yenn saa jour yoo xam ne du weeru koor waaw mu ne moom noonu lay def mu ngi noonu mu ne moom da koy day jël ci li ko yàlla di may mu koy jëf ci jaamu yàlla yi pour mu nekk naafila ci moom donc
pour rejoindre la def lu baax dafa bëri façon léegi la gën a yombee mais waa te léegi la gën a yomb à travers les réseaux exactement waa donc tey sa introduction bi Ndawa toj na vraiment jàng nañ ci lu bëri comme d'habitude rek ni nga ko defee tey lii sa répétition la yow yàgg nga ko wallaay répétition la rek wallaay yooyu répété rek dañuy génn ci old school yi di ko tàngalaat rek waa kay ku yàgg déglu rajo Sunu Kër bi nga xam ne lii du discours bu bees ci suñu nopp quoi vraiment jërëjëf merci Ndiawar am na solo yal na la yàlla fay yow tuyaaba jaajëf amiin nuyul ñu mbokk yi toppatool ñu xale yi nañ ko dégg d'accord jërëjëf mbokk yi kon loolu moo doon seen émission Les Fonds Autrement di ñaanalaat soxna Rama wér-gu-yaram ba mu dellu si ak jàmm di ko sàkku ci yéen ñu leen jox dox daje suba di wax comme d'habitude vive le Sénégal et gloire à sa jeunesse. Autrement du fenn fu dul fii ci sunu kër. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox fukk bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal. ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam.